Mesdames et messieurs, très chers internautes, Thiès Info, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure où vous regardez actuellement votre émission dans Thiès Info. Alors, l'émission Feeñal reçoit aujourd'hui une très grande actrice comédienne à Thiès. Moom nag ñu ngi koy woowee Ñoño moom dëkk Thiès. C'est une très grande actrice. Tey nag moom la ñu dalal ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan bu am solo waaye laataa ñuy dugg ci waxtaan bi rek dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin parce que boobu ba tey sénégalais yi ñu ngi ñaan yàlla pour que taw bi wàcc yaakaar naa ni depuis dem ba tey macha allah kon nag dañuy dellu rek sant yàlla bu baax a baax alors soxna Ñoño dalal ak jàmm ci suñu émission. Khadija maa ngi leen di nuyu mbokk internautes yi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Thiès. ñuy am mbégte nag ci dalal bi ñu dalal tey fii ci sa diwaan di Jaxaaw acca ñu bàyyi la rek nag nga présenté wu ak askan bi ñuy seetaan. waaw man yaay Fatou Sy laa tudd Ñoño surnom la rek mais sama yaay papa lañ ma tuddee waaw yaay Fatou Sy laa tudd maa ngi dëkk Jaxaaw cercle laa njëkk a dëkk mais fi mu ne nii maa ngi dëkk Jaxaaw route de base waaw. alors nit ñi des fois dañuy xaw a jaawale naan Ñoño sénégalais la wala malien la est-ce que mën nga ñu leeralal tuuti askan bi ñuy seetaan sa origine. waaw man sénégalaise la mais d'origine malienne parce que samay parents fa lañ juddoo waaw mais man Sénégal bi laa juddoo hôpital principal chambre 1 waaw foofu laa juddoo. donc say parents ñoo nekk. waaw samay maam ñoo jóge fii Bundu Podor. dem sanc Mali mooy Sisi yooyu ngay dégg Mali waaw ñoo léegi nag sama parents yi juddoo foofu bi ñu juddoo foofu liggéey indiwaat leen fii Sénégal ñu dellu si waaw. waaw looloo tax ñu ñëw Sénégal. alors est-ce que mën nañu xam Ñoño bi fu mu jógee ndax surnom théâtre bi la wala fan la jógee. waaw surnom Ñoño bi ñëpp dañ defe ne ci théâtre bi mais surnom Ñoño bi du ci théâtre bi sama papa mu ma ko tuddee. parce que sama papa yaayam la ma tuddee woon man maay taaw ak sama yaay maay taawam ak sama yaay léegi su daan wàcc nii du bureau bu ñëwee ci man lay njëkke ba pare daf may jël fopp ma jël ma naan ma Ñoño jëge léegi de telle sorte que sama frère yi sama grand frère bu ñu ma fobee dañuy toppandoo sama papa ni mu doon def ba tudd Ñoño bi lang waaw noonu la demee sama papa moo ma tuddee Ñoño waaw. alors ñu ñëw nag ci tout récemment ñu wax ci ki nga xamante ni mooy Serigne Ngaye di sa xarit di sa confident di sa lépp moom nag tout récemment rek ñu ko doon sargal ñu gis nag ni ngeen ko jegee woon loolu taxawu ko loolu lan ngay mën a wax ci loolu. Khadija foofu moom dinaa fa sawar a wax ndax ki nga wax nii day kenn ku ci man waaw ndax day sama xarit di sama lépp. mu bëgg ma te yàlla tax ma bëgg ko te yàlla tax gannaaw yàlla ak yonent bi su ma sante yàlla dama ko ciy teg ndax Khadija ngañ lekkul dara bàyyi na li may wax sama xol laa ko tibbee dama koy ñaanal yàlla rek ndax su ma feebaree moo gën ci man tabaski moo gën ci man korite moo gën ba liggéey bii ñuy liggéey nii suy def dara ci ñu muy njëkk a jël laa bokk déggoo ma de daf ma bëgg te yàlla tax ma bëgg ko te yàlla tax di ma jàppale nag fu ne di jàppale sama njaboot te ñépp la koy defal du man rek de parce que boo fi nga koy gis noonu dafay dundee social ngañ mën ngaa ñëw sax ñàkk dépense ñëw wax ko mu jël dépense am jox la te soo demee du am dépense man nit ku exceptionnel la ñu noonu man mënuma ko sax qualifier parce que dafa baax ba mu ëpp. kon sargal bi ñu ko sargal du chance mérite la. mérite la te dina am yeneen sargal waaw ndax kuy dimbale ay baayo di dimbale ay jirim di dimbale néew di doole ji kon fu la foo jaar yàlla jàppale la gis nga sargal bi dina am yeneen yi sargal man xam naa loolu waaw parce que nit ku baax la. mu mel ni kon sa digganteeg moom du théâtre bi rek moo leen liyee. du théâtre bi rek nga lu muy def su gestoo su ma gisulee ci wëtam du nekk buy def dara sax bu ma taxawee ne mu may séen day sawar man loolu yàlla moo ko def
waaw yàlla moo ko def kenn def ko sunu boroom la man la mujjee xam waaye ni ma xaritoog moom ak ni ma mel ak moom melu ko kenn. dama la gis la sama lépp la bu ma amee dara lu ma dal wala lu ma njëkk a choqué sax moom laay njëkk a woo wax ko samay secret yëpp moom moo ko xam moom rek laay waxal du ma wax ak kenn moom moo ma xamal sama biir xamal ma sama biti waaw ma dénk ko sama bopp dénk ko sama njaboot te mu ngi ci taxawaay bu am solo waaw. ci sargalam bi mu def ñu dégg ko mu def benn sortie ci Thiès Info mu am benn cri du cœur boo xamante ni def na ko jëmale ko ci autorité yi nga xamante ni xëy na liñ ko wareen woon a jàppale ci sargalam bi defewuñ ko noonu yow loolu en tant que actrice lan nga ciy wax. loolu dinaa ci sawar a tontu ndax sargal bi mu koy def man la njëkk a waxal man maa tànn date bi maa ko tànnal date bi maa ko ne trophée bi danga ko war a feete waaye nag ñuy doomu Thiès Khadija nañ waxante dëgg nekk ci aar bi boobu ba tey ñu téye ko Thiès mënoo koo wax te waxoo aar mu am sargal bu mel nii waa Ndar mënoon koo jël waa Dakar mënoon koo jël waa Kaolack mënoon koo jël Thiès jël ko kon nag ñun doomu Thiès yi dañoo war a jàppalante sargal bi kenn fekk ko ci moom kese moo dem ak ay moyens boppam waaye yàlla du ko seetaan sàkk na kuy dee waaye sàkkul kuy torox. ndax dem ngeen ci autorité yi. ñoom ñépp lañ dem seeti ji man ak moom ñoo ànd amul fu ñu tegul suñu tànk yóbbul leen ay kat wax leen ampleur bis bi wax leen ñoom seen wàll ci bis bi waaye dañ lay promettre rek furaas daal lu xidéen loolu moom man mën naa koo seede kenn fekk ko ci. ñu xam ci ñan ak ñan ngeen dem. dem nañu ci maire yépp dem nañ ci autorité yépp autorité boo dégg fii Thiès ñu ne autorité dem nañ fa. autorité boo dégg ñu ne kii am na ndomba tànk fii ci wàllu politique bi ak leneen dem nañ fa jox nañ leen seen carte 1 mois à l'avance xaw ma 2 mois à l'avance ñoom ñëpp jot nañ ko waaw loolu moom wóor na ma man mais defuñu dara. lépp daal ci poosam la jóge. regrettable c'est vraiment regrettable man loolu moom metti na ma trop parce que artistes yi dañ leen war a considérer tuuti nag nan waxante dëgg waaw mais ñun joxuñu suñu gëdd léegi nag comme joxuñu suñu gëdd ñun ñu xam suñu gëdd parce que bu ñu soxlaa ñoom ñun artistes yi ay porteurs de voix lañ bu ñu soxlaa seen benn produit wala seen benn message ñu jàllale leen ko artistes yi la ñuy woo fay leen ñu jàllale leen ko nit ñi seetaan leen déglu leen mais pourquoi pas ñun ñu jàppale man loolu laa xamul ñi am dong la ñuy jàppale ñi amul duñu leen jàppale loolu pourquoi Khadija. est-ce que yéen am ngeen par exemple association boo xamante ni day dox ci loolu nga xam ne délégué leen pour mu dox ci loolu. si am nañu association Arcos la tudd. Arcos la tudd am na président am na secrétaire général am na trésorier am na lépp ñun ñii sax Arcos chaque année da nga doon gis ñuy kii festival. mais ren mënuñu ko def ndax ay bor. autorités yi yëpp wan nu ginnaaw. ñu def daaw suñu festival ñu lepp loo ñu ay bor fayuñu ko. mooy festival Fesrir bi ngeen di def chaque année daaw amul effectivement. waaw kay looloo tax nag on est criblé de dette duma ko nëbb benn autorité moo ñu jox fii kàddoom festival bi jub si mu tukki ba mu ñëwee ñu defal ne dañuy jox ñu ngi ci topp ba suñu jonn yàlla tey joxuñu ñaar fukki dërëm. moo waral ren amul. moo tax mënul am parce que tamit lu am ay bor kay nan fay bor yi moom moo gën ah. léegi yéen lan ngeen fas yéenee def pour que loolu saafarawu. pour que loolu saafarawu ñoom la fi ñoom lañ fi teg su fekkente ne liggéey doxaluñu seen liggéey comme nuñ ca waree ñu seet ñeneen ñoo xamante ne war nañoo doxal dëkk bi parce que Thiès la ñu wax sargalam gii ñëpp nee nañ ko def ko grand théâtre xam nga ku xewle grand théâtre ngay xalaat mu ne leen mukk man Thiès laa dëkk trophée bii su ma koy sargal Thiès laa koy sargale mais mënoon na ko yóbbu grand théâtre mais defu ko dafa ne képp ku ma bëgg na ma ñëw fekk ci fii sama dëkk. en tant que meilleur acteur de l'année. waaw en tant que meilleur acteur de l'année. daf leen ne fii laa koy defee mais du benn autorité bu ci jàpp.
su ma la déggee ñooñoo yaa kenn dootul naatable sa liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci art bi ñaata at nga def ci art bi. art bi yàgg naa ci de mën naa ne bi ma ci dugg 15 ans laa am ci troubu koñ yi nawetaan yi xam nga nawetaan yi dañuy def football mais am na côté boo xamante ne ay théâtre la ñuy def doon tamit dañuy def ay compétition bon ASC Jaxaaw formé ma daal ci dem ak ñoom saa neex ñi ñoom vie ba góor gi ñing Samba Ndiaye que je salue au passage ñoo ma formé ñaame seen Jules Dramé bon léegi ñuy def nawetaan di def nawetaan ñuy jël coupe. da nga doon joué. waaw dama doon joué nawetaan football maanaam. waaw daan naa joué nawetaan mais nawetaan yi aussi dafa am côté théâtre. dafa am côté théâtre. léegi nag côté théâtre boobu doon def tamit ay compétition comme ni ñuy footballé nii noonu la ñuy defee compétition ba ñu am coupe parce que équipe nawetaan bu nekk léegi la rek mais équipe nawetaan bu nekk dañ koy exiger troupe théâtrale ñu nekk ci di évoluer di jël coupe ñu ne léegi comme léegi affaire nu nawetaan la léegi nag pourquoi pas bu nawetaan yi passé du ñu former nan leen continuer théâtre bi comme ñun mën nañ ko dañ koy def te bëgg nañ ko suñu passion xalaatuñ ci woon xaalis man théâtre ku ma ne woon dinaa ci lekk dërëm duma ko gëm bon léegi ñu daal di former Ndumbelaan ñu jël coalition entre Jaxaw ak HLM Route de Dakar boobu Dabat Soumaré Binta Samb mi boobu yàgg na de ay 85 yooyu waaw ay Binta Samb Dabat Soumaré ak ndem si yàlla Mamba yàlla na ko yàlla yërëm ñoo nekkoon HLM ak ñu jël foofu ay nit jël Jaxaaw ay nit ñu fusionné ñu formé Ndumbelaan bu Ndumbelaan demee dem ba ci yàgg ñu formé Mamel waaw bi ñu formé Mamel tamit ñu dem ba ci yàgg après ñu arrêté ci la jànkeen ñëw waaw jànkeen ku naan Moussa Seck fekk dañ doon bokk ci ay plateau yu bari di théâtre léegi ñu formé jànkeen mu romb mu fële ci boulevard bi mu ne Cheikh Seck kii de élément bu baax la léegi ne ma ngoon nag ñu fekk bibliothèque ndax tànn nañ casting nañu ba pare sax waaye boo ñëwee mën nañ la def figurant ma ne garaawul ma demee ma def figurant léegi après boobu jàll ñuy defaat beneen théâtre léegi ñu woo ma ni ma dafa am ku bàyyi léegi ndax doo ko mën a ñëw remplacer man leen waaw ok amul problème ma dem remplacer ko bi ma ko remplacer léegi après ma ñëw dugg nag adhéré nag nekk jànkeen waaw. alors ban genre théâtre ngay def ndax série rek ngay jouer wala ndax dangay def théâtre sur scène expliquer. waaw damay def théâtre sur scène parce que daaw am naa sama diplôme professionnel théâtre sur scène parce que dafa am benn Suisse bu naan Patrick Mort dañoo am collaboration ak gouvernement suisse ñooñu kii woon tubaab boobu indil ñu ko pour mu former ñu def naa ci 4 ans waaw daaw la ñu jox suñu diplôme fi mu ne nii maa ngi sama diplôme professionnel waaw théâtre sur scène dañ koy def waaw. li ñu lay gis ci yeneen série yi bon gaa dañ la ci gis mais mën naa ne bëriwul donc est-ce que envisager nga à part jànkeen bi nga nekk envisager nga jouer ci yeneen i série. waaw man kay ku ma woo ma jouer la parce que mooy sama liggéey ku nekk yàlla dalaa nattoo dara dem naa ba 3e secondaire mais théâtre bi moom la ma yàlla jagleel parce que may jàng sax fu ma toog du nu ñepp daal dañuy reetaan léegi sama professeur ak sœur yi ma nekkoon tout le temps dañ doon wax sama yaay kii yóbbu ko mu def comédie parce que fu ma daan taxaw doo ñepp waaw léegi comme loolu la ma yàlla jagleel léegi ma jàpp ci rek waaye man de ku ma woo ma joué la parce que aussi tamit damay joué ci film yi damay toog ba si yàgg après ñu woo ma dem ci benn film joué ñëw toog waaw. est-ce que théâtre bi wala film bi am na xaalis. ñoo ngi ciy sant yàlla de du ma ne am na de trop du ma ne amul waaw parce que ñu ngi ciy faj suñu soxla waaw ñu ngi ciy faj suñu xam nga noonu nag xaalis nag du doy fépp la ci domaine bépp la mais nag ñu ngi ciy faj soxla yi vraiment waaw tey jii man moom laay def su ma amee lu ma taaba jaay ma jaay mais sama liggéey yëpp moom la daal ma aar rek moom rek laa xam. tey su ma la doon laaj théâtre lan la apporter
depuis parce que su ma la déggee sànq yaa ngi ne depuis 85. yaa ngi ci boobu ba tey yàgg na lan la théâtre apporter tey. apporter na ma xam-xam bu bari apporter na ma connaissance fi mu ne nii boo soxlaa dara benn këyit xam nga boo duggee ci benn société rek da naan mi ngi nii diw la rapidement ñu régler la li ñu lay régler nga dem waaw da nga ci am connaissance waaw am nga ci connaissance waaw. sa cachet bu gën a rëy. maa ngi sant yàlla daal sama cachet bu rëy. waa ji tuuti rek si sant yàlla de ngañ def ñu koy jox de moom day fay wax dëggam yàlla day fay te man li muy fay gisuma ku koy fay. mais wax ñu ci tuuti rek. déedéet loolu moom mënuma koo wax. mënuma ko wax waaye daal l'exclusivité Thiès Info. waaye alhamdulilah laay wax alhamdulilah Khadija maa ngi ciy sant yàlla waaw maa ngi sant yàlla daal. parce que gis nañ ni série bi ngeen mujjee joué Mbetteel macha allah def na buzz partout donc kon xanaa artistes yi war nañoo am kii tuuti daal. am nañ ci kay bañaa am nañ ci xaalis de am nañ ci bañaa am nañ ci xaalis moom. kon daal da ngeen di santaat bu baax Serigne Ngagne. santaat bu baax Serigne Ngagne di ko ñaanal gudd fan ak wér ak projet yu mu kii nii yu mu dugg nii yàlla na ko ci yàlla jàppale ndax bu amee rek ñu am. waaw ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ni mu mel ci man moom la mel ci ñëpp. waaw moom la mel ci ñëpp moom xanaa bañ a xam sa problème mais bu xamee sa problème moom da koy faj waaw. lan mooy sa relation parce que gis naa ne Serigne Ngagne moom kenn dootul laaj sa digganteeg moom ndax booy wax ci moom sax da ngay ànd ak émotion sa xol day sedd tellement lan mooy sa relation ak yeneen artistes yi. yeneen artistes yëpp samay xarit lañu waaw surtout ma particulièrement ñi ma nekkaloon jànkeen dañ maa jël def ma seen mag teg ma ci kanam maa ngi leen nuyu de passage maa ngi nuyu Ndeye Sine maa ngi nuyu Fadam maa ngi nuyu Ndeye Ngom maa ngi nuyu Bella ñoom ñëpp dañ maa jël def ma ni seen bopp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw wax dëgg yàlla waaw lu ma soxla xanaa mu bañ a nekk ci ñoom su ma leen woowee téléphone wala dañ koy faj waaw samay rakk yu baax lañu waaw teg ma sama palaas nag jox ma respect waaw yeneen artistes yëpp tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom tamit aw maa ñoom benn xaar ma yàlla waaw artistes yëpp laay wax nag waaw ñii samay doom lañ ñii samay rakk lañu waaw. alors sànq dama laaj sa cachet bu gën a rëy mais danga daw sama question mais sa cachet bi nga njëkk a am ci théâtre est-ce que mën nga ko wax. waaw loolu mën naa la ko wax ndax loolu duma ko fàtte mukk 10 000 lañ ma mës a fay sama cachet bu njëkk may fecc ndax mosuma cee lekk da théâtre man yaakaaruma woon day fay 10 000 lañ ma mës a fay may fecc naan 10 000 baax na man yaakaaruma woon sax dinaa am 10 000 francs may fecc. 10 000 yooyu fàttali nga li nga ci def. 10 000 yooyu ma xool lu ma ci def 10 000 yàlla dafa damaa jógee joué ji ñëw def ko ay lekk yu sew xamatuma sax lan laa ci defati mais 10 000 francs laa fàttali ko moom lañ ma mës a fay sama premier cachet waaw. alors ñu dellusiwaat léegi ak sa diggante ak artistes yi est-ce que ni tey jii ni la Serigne Ngagne di taxawoo. di la dimbali loolu ba tey nga koy wax mu sedd sa xol est-ce que jàpp nga ni yeneen artistes yi ñu ngi dimbalante seen biir. man de sama bopp laa xam sama bopp daal laa xam te li mu def man laa gis. waaw dina ma jàppale dina jàppale yeneen artistes yi mais quant à beneen kii moom. mais dama dégg sànq nga ne vraiment yéen a ngi demalante yéen a ngi dikkalante est-ce que tey ku ci am problème wala ku ci feebar sa morom mi ngi lay jàppale. waaw ñu ngi demalante parce que ku ci am xew bànneex ak naqar yëpp dañuy dem ñun ñëpp parce que dañoo association ARCO waaw ku am nañu couverture maladie universelle nag wante gis sa commencé gu ñoo faj loolu moo ma jaaxal parce que président yëkkati na 100 millions jox artistes yi. Youssou waaw maladie universelle Youssou Ndour jox na 70 millions Manick Ndiaye si je ne me trompe xaw ma 35 millions xaw ma 34 millions ci yooyu daal joxe woon na ko loolu yow xam nga somme bu colossal la mais à ma grande surprise commencé gu ñoo faj artistes yaa ngi feebar rek. mais ñii di la wax sax damaa feebar mais nga ñamay faj. mais somme boobu yëpp dugg président Macky Sall Manick ñëpp ñu dugal xaalis te actuellement acteurs yi dañuy feebar kenn du leen faj doy na waar daal loolu xaalis boobu fu mu nekk kon.
loolu la moom moo kii parce que waa Fatick ñu ngi leen di faj waa Dakar ñu ngi leen di faj waa Casamance ñu ngi leen di faj mais Thiès ñëwagu fi artiste yaa ngi feebar rek yàggul dara am na suñu benn artiste bu wàññeeku feebar moom moo ko tëral ba yóbbu ko waaw te c'est un grand artiste joué fii ay film ay Madame Brouette lu ne mu joué ko ñëw heure bi waroon naa fekk ñu jël ko en charge mais xawma fan la affaire bi nekk waaw. doy na waar yéen a ngi jéem a gëstu ak association bi ngeen nekk pour xam nu affaire xaalis bi fu mu nekk. waaw xam nga affaire bi dafa am bureau. am na bureau ñun inscrit nañu joxe suñuy photocopie carte d'identité kii boobu léegi kenn waxuñu dara ñu ngi déglu nag ñu ngi déglu waaw ñu ngi déglu ministère de la culture parce que ministre bu bees la bu ñëw xamuñu ko sax bu baax waaw. ma ndax mës nañ leen accueillir ministère pour waxtaan ak yéen ci loolu wala. non musul am ministre bi sax bi ñu demee di ko jox carte pour parrainage bi pour kii parrainage yu sargalu ngañ bi dañoo ne rek dinañ leen woo boobu ba tey furaas daal lu xiddeen te foog naa ne lu mel nii bu koy nit di organiser en tant que artiste moom moo ca war a jiitu ñun ñu ngi doon jàmbat kële mais xamuñu ka dem ak kii kan moo ci gën a baax. mais ñu ñëw su ma la déggee sànq danga ne yeneen dëkk yi ñoom jot nañu seen part mais fii Thiès jotagul donc est-ce que seen bureau bi compétent na à ce point tamit. si ñoom tamit waruñoo xoolaat seen taxawaay. si bureau bi compétent na de bureau bi compétent na de parce que ay nit yu kii ñoo fa nekk mais xawma ba tey lan moo tax commencé gu ñoo faj xawma ko. dégg naa la sànq sa biir wax nga ne danga feebar ndax mën nañoo xam lu xew. non sama yaram bee xaw a jagadi rek waaye maa ngi sant yàlla maa ngi tane ngañ mu ngi may faj wax dëgg yàlla waaw ndax nee na ma kenn du la faj man maa lay faj te mu ngi koy doxal. mbokk internet yi yéen a ko déggandoo tey nag ñu dalal une très grande actrice comédienne ñu koy wax ñoño dégg ngeen lu mu wax jot a wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni artistes yi moom la ñuy dund xanaa je pense que message bi message bi mu lancé yaakaar naa ne bu ko autorités yi déggee dinañ ci jàpp bu baax a baax parce que nag ñoom ay actrices lañ yoo xamante ne vraiment dañuy dimbale askan bi fekk nañu sax ku feebar ci hôpital ñu faj ko ak yeneen donc war leen a gestu bu baax a baax alors ñu ñëw nag ci actualité bi nga xamante ne vraiment actuellement moo fi xew muy jafe-jafe yi nga xam ne jeunes yi dañ ko am tout récemment mu am benn jeune boo xam ne dañ ko rey benn jeune boulanger yow lan en tant que mère lan ngay wax ci loolu. xol bu naqari rek laa ci am. maa ngi jaale njabooti ki fi jóge fa mu jël yàlla na ko gënal fa mu jóge yàlla xaare ko àjjana waaw jeunes yi dañoo amul liggéey chômage bi dafa bari dëkk bi dafa metti Khadija waaw parce que un jeune nga yow gis sa yaay sa papa amuñu soutien amuñu ku leen dimbali yow nga nekk un jeune di rayante dem di liggéey di wàcc ak sa njaboot ak sa jabar ñu xëy rek boom la noonu loolu xam nga metti na chômage bi moo bari jeunes yi amuñu liggéey bëgg nañu mais amuñu liggéey dëkk bi dafa metti xoolal kii ñu rey rek barki démb rek jabaram nekk à terme loolu man mii ji yaay daf may metti parce que xam naa ne bu doon man la man duma mën a tenir sax ni metti na waaye damay leen di ñaan rek ñu góorgóorlu waaw góorgóorlu ndax dara xëyut sotti man foogoon naa ne man metti yi ma am sunu ay doom duñ ko am mais dëkk bi day gën di metti léegi sax la gën a metti que ñun temps bi sunu temps wu gone foogoon na ne dina neex mais dafay gën di metti moo tax ma ne jeunes yëpp nañ jël seen courage à deux mains ñu góorgóorlu waaw góorgóorlu mooy tax a doon góor waaw dóor waar rek. lan ngay wax tamit suñu mbokk homme de tenue yi nga xamante ne ñoom dañ leen fee teg pour ñu jàppale askan bi mais dañuy gis fan yi ñoom i tamit yu ñuy def yu doy waar tout récemment am na ci koo xamante ne xëy na dafa Dakar agressé benn pharmacien et cetera yow lan ngay wax ci loolu. man may wax tamit homme de tenue yi nga xamante ne
ñoom ñuy def lii ñaawteef yi ñu jéem koo wàññi parce que ñoom askan wi nañ fi nekkal ñoom dañu nekk fii pour jël suñu sécurité léegi ñoom suñu jëlee suñu sécurité di def leneen moom kon askan wi kon kan moo leen di protéger may ñaan ñu def un peu de tenue un peu de retenue jéem a naxtaan nit ki man bu njëkk dama doon gis sax force de l'ordre boo xamante ne sax da nga doon def kii dañ lay jël xam nga di la naxtaan ba ñu am li ñu bëgg mais léegi ay dóore ay agressé wala di wane jaay doole léegi moo am ci réew mi bu njëkk ba lii amu fi woon bu njëkk ba lii amu fi woon moo tax ma leen di kii ñu seetaat seen xel daal ñu seetaat bu baax li ñuy def waaw te xam ni ñooñu ñuy def noonu ay nit lañu comme ñoom avant tout am nañu ay frère am nañu ay sœur yu nekk ca kër ga ñu leen di traité noonu nañu war a traité être humain yi mais pas ci affaire violence wala di def naka sudul noonu daal man daal condamné naa ko torop waaw. fu mbetteel toll. mbetteel ñëpp moom lan may laaj mbetteel mi ngi ñëw de ñoo ngi ci kawam de ñoo ngi ñëw dal seen kaw waaw. waaw ñoo ñëw nag mbaa coono gi nga teg sa doom ji ak Papa Diouf foo ko teg nag. mais xam nga nag man loolu sax man sama problème la parce que man soxoruma yow gis nga ni ma mel nii man damaa bëgg nit benn bëgg xale ba pare dama am ay doom dama bëgg samay doom ñaari doom rek la ma yàlla may bu góor ak bu jigéen ku góor ki gis nga ko léegi ku jigéen ki dafa sëy mais man mi dama koy def sax affaire bi metti ma. est-ce que doy jouer ba yàgg rek des fois nga jooy. waaw damay jooy parce que xam nga rôle bu ñu la ko joxee il faut que nga sol personnage bi waa sol yére bi mais du caaginu nit ki da koo mel man su ma paree rek dama koy simi teg ne après damay ñëw en tant que mère de famille dama ko doon def ba pare après dama koy regretter parce que Omar ci boppam sama xarit la daf maa bëgg ma bëgg ko su ma ko defee yenn ñi nag daf may naqari mais mu naan xam nga lu may wax yaay assuré ko parce que il faut que nga jouer ko normal bul ma ci seet bul am ay sentiment waaw. ci rôle yi nga mës a joué yëpp ban rôle moo la ci gën a marqué. rôle yi ma mës a joué yëpp mbetteel bi marqué na ma nag waaw mbetteel bi marqué na parce que ñëpp dañ doon gis ñu ñëw ci comédie kese man dama doon reetaan loo rek mais mbetteel bi kii na ma ci drame boo xam ne damaa dem surtout jour boo xamante ne sama doom bi génn na àddina jooy yi ma jooy toog naa ba ay 22 heures di jooy rek xaw ma lan la émotion bi mënut a dañ di jooy rek te wa arrêté loolu moom marqué na ma moom sama àddina waaw. macha allah c'est normal parce que nit nag moom des fois comme dangay nekk ci rôle bi ba nga xamante ni des fois il faut que émotion bi di génn loolu mooy wane ni li ngeen di def vraiment maîtriser ngeen ko loolu alors lan mooy sa dernier mot. di gërëm mépp rek di sant di la gërëm yow kontaan ci seetsi bi ma seetsi waa di kontaan ci seen télé bi Thiès Info di nuyu say Latir de passage sama càmmi di leen nuyu di kontaan lool vraiment kontaan naa lool te saa yoo leen ma soxlaa rek maa ngi seen ginnaaw loolu amul benn problème waaw kontaan naa trop waaw maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di nuyu waa Thiès waaw ñëpp daal kontaan naa ci ñoom waaw. li ñuy tëjee nag ñu ñëw mooy dañuy bëgg rek nga may ñu benn lépp bu ndaw rek. man mënumaa lépp xadi man mënumaa lépp de. waaw may ñu benn genre comédie bu ndaw rek boo xamante ni nit ñi dinañ ko xam. waaw man li may def loo di man mënuma ko xam nga danga maa bett moo tax waaw lan laa leen di may comme lan man mënumaa lépp. man de mënumaa lépp xam yaa bàyyi ko ba beneen yoon rek billaay mënumaa lépp. mais kon may ñu benn comédie bu ndaw. benn affaire bu ndaw rek comédie. comédie. wax nga dëgg de sama waa ji laay sëfal noonu chaque jour ñu naan ma yow mënoo bàyyi kii man leen na wax leen ko dama bàyyi ba pare man daal Khadija daal dama koy leb ba beneen yoon waaw dama koy leb ba beneen. kon lebal nañ la ko.
mbokk internet yi yéen a ko gisandoo ñu ngi dalaloon ñoño actrice bu mag bi dëkk fii si Thiès nee naa la Thiès Info Thiès TV nii rek lay defee ak yéen saa su ne di profiter aussi de l'occasion ndax gis nañu mbokk internet yi nit ñuy suivre partout di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di wax ni am nañu mbégte lool di jàkkaarloog yéen saa su ne seen biir émission feeñal duñu def rek lu dul jox leen dig daje très prochainement ak beneen invité d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup et à la prochaine.